waaw asalaamaaleykum mbokki internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen jaajëfal nañ leen tey nag ni ngeen ko gisee nii ñu ngi fii ci Nianing Nianing si Petite Côte bi diggante Mbour ak fi nga xamante ne moom mooy Joal Fadiouth Nianing lañ ñëw tey seet si ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Pibery nag ndeysaan nekk benn lieu ba nga xamante ne ay xale yu xarañ ñoo fi ne di liggéey li dem ci flocage sérigraphie ak yeneen dañuy dugg si biir jox gaay micro bi ñu gën a expliquer li nga xamante ne moom mooy seen liggéey ay tableau yii nii ñoom ñëpp dañ koy job caméraman ñu dugg si biir Pibery yi jox gaay ñu yaatal affaire yi ni muy demee jaajëf. fii mooy Pibery yi gis ngeen ko nii flocage sérigraphie reprographie vidéographie affiche flyers étiquette carte de visite carte de membre vidéographie site web affaire yooyu yëpp dañ koy job. Aïcha gaay ñu jox ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Ngom liggéeyee fii ci Pibery yi mu détaillé leen li nga xamante ne lépp moom la ñuy defar fii nii ci place bi teel ñu ko expliquer gars yi. asalaamaaleykum gars yi. char naa lépp waa Sénégal waa diaspora surtout ñuy suivre Lamyn TV di ko béggee bu baax donc fii mooy Pibery donc li ngeen di gis nii mooy support yi ñuy liggéeyee yëpp ay flocage t-shirt moo nekk nii ay dimension bu ne am na taille bu ne ci xale ba ci mag lii aussi ay tableau la yu ñuy tirer PVC seen photo pour seen photo salon yeeg yooyu donc lii da ngeen koy am fii cak même pas une heure de temps ngeen jot ci voilà léegi aussi bu loolu weesoo am nañ li nga xam ne mooy Pibery mag lii aussi côté hôtel yi la information day génn chaque mois donc magazine mensuel la voilà c'est une première aussi sur la Petite Côte waaw loolu la Pibery defar restaurant yi am ngeen aussi lépp li nga xam ne mooy menu yaa ngi nii dañ koy defar tout ça voilà dañuy defar li yëpp menu yi ainsi de suite ay panneaux publicitaires carte visite ay bannières ay autocollants ay porte-clés ay cases tout cas dañ koy defar fii nii ci Pibery. yan support ngeen di bind parce que dégg naa ngeen di bind ci ay oto sax. waaw dañuy bind ci oto. dañuy bind ci seetu même dañuy bind ci verre aussi ak ci vitre. ay cases ay plateau ay assiette loolu nag aussi mu ngi gën a fës ci Saint-Valentin bi. ñi nga xam ne dañuy bëggante dédié Lamyn TV benn kii wam rek jox ko fansam jox ko kaas ne ko maa ngi la ciy béggee bu baax bu ñëwee fii dañ ko koy bindal donc voilà c'était ça emballage bi aussi am nañ beneen kii support bu ñuy liggéeyal mooy jërëjëf boo leen ñëwee bu ñu leen jaayee ba pare pour avant ñu leen koy livrer moom moo koy emballé jox leen ko ci anam yu mucc ayib. élèves yi aussi pour impression ay photocopie yooyu noonu. bien sûr photocopie dañ koy def impression numérique lépp li nga xam ne mooy tirage imprimante aussi dañ koy def A4 A3 A5 ba A2 aussi dañ koy def mooy nga xam ne affiche bi gën a ngand A2 bi loolu yëpp dañ koy def voilà aussi maillot Sénégal yi ngeen gars yi na ngeen ñëw waa bi am étoile aussi disponible na Pibery jaa ngeen jëf. waaw di bëggewaat Lamyn TV bu baax ci visite bi ci confiance bi aussi parce que gis nañ liggéey bu muy def bu baax ci Petite Côte bi ñoo ngi koy jaajëfal mu doon ay Lamyn TV yoo xamante ne fu ne lay dekk. adresse bi ak numéro téléphone bi. waaw adresse bi fii mu ngi nekk en face centre de réadduction. centre de réadduction donc numéro téléphone bi mu ngi nekk 77 275 96 75. fii ci Nianing. fii ci Nianing. diggante Joal ak Mbour. ak Mbour waaw diggante Mbour ak Joal. diggante Mbour ak Joal. fu waay nekk ci Sénégal aussi mun na commander ngeen livrer ko. exactement fu waay nekk ci Sénégal boo commandé rek ñu taxaw ci incha allah lu gaaw. jaajëf gars yi. tout droit. yéen ñi ñuy suivre ci Lamyn TV nuyu nañ leen ziar nañ leen bëggee nañ leen bu baax a baax di leen di wax nag rang muy abonné ñi abonné gul abonné leen affaire yi gën a yaatu mercredi le 29 juin 2022 ñëwaat ak yéen ak beneen numéro journal di Mbapat mi ngi noonu fas yéene leen jox li nga xamante ne moom mooy résultat wu lutte simple bi ci weekend bii ñu passé jox leen aussi programme lutte simple bi fii ak weekend bii di ñëw ak fii ak tabaski bi fan la lamb yi di amee amateurs yi waajal ko mbër yi waajal ko noonu lay demee mais balaa ñoo dem si loolu comme ni ñu ko defee chaque mercredi. voilà trophée meilleur lutteur de la semaine bale passé ñu ngi nominé woon Mame Faly la diva nominé Thiaka Faye ak ki nga xamante ne moom mooy général bu Malika voilà Mame Faly jëloon ndumbu
Général Malika jël Kaolack Thiaka Faye Biram Kunkung jël fi nga xamante ne moom moo di Adrien Senghor voilà trophée bi ko gañewaat di Thiaka Faye ab Bisale bi nekk 2e trophée kon Thiaka Biram Kunkung am nga fi ñaari trophée dañ la ko indil incha allah voilà li des ci trophée yi nag lamb ji li ci des bëreetul xam naa dañuy bàyyi ba lamb ji tëj rek ñu am temps seeti ñëpp waxtaan ak ñoom ci saison bi jox leen seeni trophée noonu lay demee incha allahu rabi. buñ ca jógee weekend bi passé dañuy nominé waat ñetti lamb moo amoon yaakaar naa voilà Samba Cissé bu Palmarin nominé nañ ko nominé ki nga xamante ne moom mooy Serigne Ndiaye numéro 2 Moussa Ndiafat Coriace nominé ki nga xamante ne aussi moom mooy Ndiol Géant bu Bargny. léegi ñu ñëw ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy résultats yi waaye balaa résultats yi ñu leen di yëgal yéen ñi ñuy suivre ñun waa Lamyn TV ñu leen di wax nag voilà yéen mbokki amateurs yi yéen mbokki internet yi ñuy suivre ñun waa Lamyn TV dañuy organiser benn tournoi bi nag tournoi football lay doon dina am aussi mbapat tournoi football bi ñu ngi jëlee équipe yi ci communes yi ma leen bëgg a limal. commune Joal Fadiouth commune Nguéniène commune Palmarin commune Fimela commune Diofior peut-être Djilass ak Loul Sessène comme ñun côté boobu lañ dëkkee aussi buñ sañoon yéen ñu ñuy suivre yëpp Sénégal fu ne ñu jëlee fa équipe. voilà léegi bu ñu defee tournoi bi jour finalu tournoi football bi day am papat bu rëy boo nga xamante ne bëgg nañ ko organiser tournoi bi nag mu ngi commencé. le 18 juillet incha allahu rabi lañ ko bëgg a démarrer tournoi bi objectif yi lii la gars yi ñuy seetaan un peu partout ci monde bi ba yegg si nañ fii lépp gars yi la ñu bëgg a delloo njukkal ñi nga xamante ne ñoom ñooy abonné yi mais aussi promouvoir li nga xamante ne moom mooy l'entrepreneuriat des jeunes parce que nekkul ñu koy bàkkoo mais ñun ay ndaw lañ ay xale lañ créer suñu Lamyn TV bi ba mu yegg si fii nii monde entier di si bëggee donc yaakaar naa. war nañ mën a def benn campagne de sensibilisation promouvoir li nga xamante ni moom mooy entrepreneuriat bi jeune bu ci nekk fi nga nekk bu fi nekk di xaar dara ci état wala ci nguur gi yaakaar naa jeune bu ne war na mun a jéem a xalaat yëfi boppam créer yëfu boppam ba daal xam nga yëngu ci ay mbiru boppam ba am ci li nga xamante ne na ci mën a suturlu parce que dëkk bi métti na mais nag lépp waruñ koo xaaree nguur gi. donc ci biir tournoi bi lañ bugg a def campagne de sensibilisation boobu aussi. convaincre gars yi voilà waxtaan ak ñoom jeunesse bi pour ñu gën a dem ci li nga xamante moom mooy entrepreneuriat voilà ñëpp bañ fee nekk di déposer ay liggéey pour ñu jël leen mais pourquoi pas ku ne mun a créer benn affaire am di si liggéey bu demee d'ici quelques années mu mun a jël ñeneen sax ñu koy liggéeyal yaakaar naa mooy loolu. ñu leen di ñaan nag pour événement bi réussir tournoi bi. ak li nga xamante ne moom mooy mbapat bi ku si mën a jàpp numéro Wave bi moom lañ leen di bindal ci suuf noonu am na Orange Money ñu nekk si diaspora bi aussi boo leen woote si numéro bi nañ leen jox tur voilà 77 804 86 84 voilà pour ñu mun a réussir li nga xamante ne moom mooy tournoi boobu noonu tournoi de football bi réussir aussi li nga xamante ne moom mooy campagne de sensibilisation boobu indiwaat jeunes yi waxtaan ak ñoom voilà ci li nga xamante ne moom mooy entrepreneuriat ku ne góorgóorlu sa bopp créer sa yëfu bopp liggéeyal sa bopp ndax lépp waruñ koo xaaree nguur mi ngi noonu wala tamit mun ngeen jëf ci 77 779 80 73 ñaari numéro yi ñu ngi noonu ci suuf vidéo bi léegi résultat yi nii la demee lamb yi le 25 juillet wala le 25 juin fi nga xamante ne moom mooy Palmarin amoon na lamb Samba Cissé bu Palmarin moom moo ko jël ci ki ñuy wax laam foofu la dëkk ci Palmarin le 25 ba tey le 25 juin ci samedi bi fi nga xamante ne moom mooy Djilor Saloum amoon na lamb Ndiol Géant bu Bargny moom moo ko jël ko ci kaw Toubacouta buuru Saloum wala borom jamono voilà le 26 ci dimanche bi Iba Mar Diop amoon na lamb Serigne Ndiaye numéro 2 Coriace wala Moussa Ndiafat moom moo ko jël ko ci kaw Émile François Gomis Franc Ndiago or bi poids léger yu Tony Junior bu Kër Mbir moom moo ko jël ko ci kaw Mamou Zidane bu Niodior rago di Ousmane Mbar Ndiaye jël ko ci kaw ki nga xamante ne moom mooy Ngor Sarr loolu moo amoon foofu ca Iba Mar Diop bu ñu fa jógee ñu ñëw ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy programme mu lutte simple bi nii lay demee dimanche le 3 Yerwago production moo woote Adrien Senghor tegal na mbëri 1 million waaye ba tey ci dimanche bi le 3 juillet fi nga xam ne moom mooy Iba Mar Diop am na lamb ju rëy drapeau Modou Xarañ Lo le roi des arènes ñan ñoo ko woote ñu ne les arènes
les arènes journal écrit, les arènes site internet, les arènes chaîne YouTube suñu tonton Abou Ndour ak structure am ñoom ñoo woote le 3 juillet ñu tegal mbëri 3 millions Iba Mar Diop lay amee dimanche incha allah. buñ fa jógee du 6 au 8 le 6 le 7 ak le 8 fi nga xamante ne moom mooy ñoojoor am na lamb ñu ngi fay teg benn xar ak 40 000 francs. le 5 ba le 8 aussi fi nga xamante ne moom mooy Bawut dëkk Alaaji Maam wala barrage bu Bawut am na lamb du 5 au 8 ans Bawut ñu ngi fay teg ñetti nag 3 bëf ak 110 000. léegi le 6 wala le 8 juillet fi nga xamante ne moom mooy Kumbal aussi am na benn mbapat bu fa am xar lañ fa teg ak 15 000 francs Kumbal ci Saalum bi. fi nga xamante ne moom mooy Pultook Joyin am na lamb jouru tabaski ak lendemain tabaski voilà ñu teg foofu 1 million ñaari fan ñaari drapeau. léegi jouru tabaski bi ci boppam fi nga xamante ne moom mooy toog ngol ci Joyin toog ngol dëkk Modou Diagne doomu ndeyu Zal caméraman bi toog ngol dëkk Modou Diagne lamb ji fa am jouru tabaski bi la. voilà ñaari drapeau 700 000 lañ fa teg jouru tabaski donc gars yi foofu buñ añee ba suur sol ay yére yu rafet waa doxantu ci làmb ja toog ngol Joyin jouru tabaski si boppam 700 000 lañ fa teg ñaari drapeau lay doon. léegi fi nga xamante ne moom mooy Njanda am na làmb deuxième jour tabaski Njanda wala mbapat ju rëy fan si club monument Njanda champion bi fan si club monument Njanda ñoo woote Njanda si boppam tegal nañ mbër yi benn saaku ceeb ak 40 000 francs mi ngi noonu Njanda deuxième jour tabaski deuxième jour ak troisième jour tabaski maanaam lendemain ak surlendemain tabaski fi nga xamante ne moom mooy jurub fa maak am na lamb ñu ngi fay teg 1 million 100 000 jurub fa maak. waaye surlendemain tabaski bi tamit tout droit jaxaaw sin suñu grand Bukar Ndour fan si club Bukar Lutte TV ñoo woote foofu ca jaxaaw tegal nañ bëri 3 millions voilà surlendemain tabaski. léegi fi nga xamante ne moom mooy Ngeekoox aussi am na lamb ci troisième jour bi Ngeekoox ñu ngi fay teg 500 000 Ngeekoox bële la nag Ngeekoox bi nekk si diwaanu Kaolack. voilà 500 000 francs lañ fa teg Ngeekoox bi nekk Saalum nekkul campement Ngeekoox de mais Ngeekoox bi nekk ci diwaanu Kaolack voilà. léegi 4e ak 5e jour tabaski fi nga xamante ne moom mooy Ngaram am na lamb Ngaram ñu ngi fay teg 500 000 francs ñetti drapeau la. 4e jour tabaski nag dañuy def tout droit Ngunjaan fa ñuy wax Mburwaay dëkk Fallou Sène borom Njaay Jesner voilà galas sa dëkk ñoo xewle Ngunjaan Mburwaay 4e jour tabaski ñu ngi fay teg 500 000 francs foofu aussi ñaar drapeau lay doon voilà. léegi 5e jour tabaski ak 6e jour tabaski fi nga xamante ne moom mooy Kër Samba Gueye ci Saalum production sama tooma Lamine Gueye borom Saalum ak structure am ñoo fay woote 5e ak 6e jour tabaski tegal nañ bëri 450 000 foofu ca Kër Samba Gueye Saalum. waaye information yi mujjee jot fi nga xamante ne moom mooy Marloc am na lamb ju rëy 2 millions lañ fa teg les femmes musulmanes de Marloc ñoo woote lamb ji ñetti fan la mu ngi commencé buñ tabaskee ba ca ëllëg sa lendemain tabaski lay commencé mooy 2e jour 3e jour ak 4e jour Marloc ñu ngi fay teg 2 millions. waaye retour de Fata production le 23 ak le 24 juillet ca Ndangaan Samb tout droit ñaari fan Ndangaan Samb ñu tegal fa mbëri 3 millions comme d'habitude kon mi ngi noonu gars yi bu leen fàtte tournoi de foot bi ak li nga xamante ne moom mooy Mbappatu Lamine TV bi gars yi na si ñëpp jàpp jaa ngeen jëf.